Allez, on applaudit là. Bien, voilà. C'est bon. Nous sommes réunis ici donc pour donc célébrer les activités de l'AS 2018-2019. Donc la cinquième gagne par combien de points? C'est avec joie et un immense plaisir que je suis là aujourd'hui à communier avec l'ensemble des élèves et professeurs qui ont eu à porter un choix à ma personne pour être la marraine de cette belle compétition que nous venons d'assister. Et comme vous le savez, en tant qu'agent de la santé, le sport est toujours une chose que nous préconisons à tous parce qu'il participe à l'amélioration de la santé de tout le monde et surtout chez les élèves. Et parce qu'on dit, en général, on entend souvent dire un adage qui dit un esprit sain dans un corps sain. Ce message s'adresse à tous les élèves, surtout chez les filles. Je vous exhorte à continuer à persévérer dans vos études car vous êtes l'avenir de demain. Je suis vraiment contente de vous. J'ai vu que vous êtes mobilisés de manière vraiment belle. Je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci Madame la marraine, donc nous sommes aussi contents de vous, on est très contents de vous. Continuez les lois. Pas de bruit. Pente avant. Planche faciale. Elle fait un étendu équerre. Roulade avant. Arrivée accroupie. Saut demi-tour. Roulade arrière. Elle nous fait ici un queue de poisson. dafa ma bett te lu la bett man la parce que xalaatoon naa ne xëy na buñ demee bay seen xel di daj ci ku ñu war a tudde seen final yaakaaroon naa ne am na ñu ma gën a nekk ay ñu am importance ci dëkk bi te li mu ci ñëw tuddee ma kon bu ñëwee ba ci man ñu tuddee ma ko rek wax dëgg yàlla nekk na lu rëy ci man loo xamante ne si kawe na sama njort di kontaante ma wax dëgg yàlla sama xol da cee sedd ci dugg bi mënoon na ëpp loolu mooy li ma wax rek ci jour bi ñooñ ñi nga gis ñooñu ci jour bi laa leen ko wax te bu ma leeroon ne bu ma amoon sa siir ne foofu jour bi dana ma fi fekk wallahi lazim kon dana gën a ëpp loolu mais nag xam na yàlla baax na daal parce que ñu baree bari tamit dañu mujj di métti lu tax waxuma leen programme parce que tamit maa ngi sant yàlla bu baax parce que nit ñi tamit xëy na seen yëg-yëg ak seen kii moo tax ñu affaire bi ginnaaw bi jàll ñu kenn ku ne di rakalaate du tax waxam waaw loolu daal ñu ngi ciy sant yàlla daal. moo fi soo jàngal.
ma ci yëg kontaan naa damay timit di nuyu ñi nga xamante ne si keroog ñoom laa àndaloon ci bi may ñëw ci cérémonie bi parce que wax dëgg yàlla bari na ci ñoo xamante ne si sax ci jour bi laa leen ko wax parce que dama yaakaar li tax timit bëggoon naa timit mu gën a réussir parce que boobu dama naroon a dem Dakar parce que bi xale yi ñëwee sax wax ma ko dama ne leen yàlla na ma fi fekk bu ma demul Dakar waaw même ma dee dem Dakar tamit dinaa yónni sama soxna mais tamit yàlla def tamit ma fekk ko moo tax ci jour bi ñu ci bëree bëri ci jour bi laa leen ko wax samay nit wax dëgg yàlla ñu ñëw tamit taxawu ànd ak man tamit ci bis bi kontaan nañ ci bis boobu daal kontaan nañ yëg nañ ci loo xamante ne si daal sori na trop ci ñun daal activité gouvernement scolaire la te activités yooyu ce sont des activités parascolaires la yoo xam ni day tourner autour des activités pédagogiques et c'est à la fois pédagogique parce que day yee élèves yi en même temps liñ ciy jàng c'est comme ni ma ko waxee woon école ak relation école ak milieu la donc ci loolu ci la élèves yi jàngee comment gouverner demain moo waral ñu changer ko au lieu ñuy wax GOSCO ñuy wax FOSCO ñuy wax maintenant gouvernement scolaire des élèves. D'abord aussi on pense à remercier comme organiser nañ ko. muy dëgg di nuyu waa Nayabe ñi maa ngi tàmbalee ci ba Laaji Mor Gueye maa ngi koy nuyu yu bëree bëri di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu yaram di ñaanal ak njabootam yàlla fi yàlla bàyyi ba ci kanam di nuyu Ndiaye di nuyu monsieur Dione ak monsieur Sankare maa ngi leen di nuyu ak xale yi bootu ci ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu élèves yi fa nekk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax ñu gën a góorgóorlu ci njàng mi njàng lu am solo la boo gisee njàng léegi mu am njariñ njàng moom mooy lépp te nit bu jàngulee lépp lu mën a doon du ko mën a lijjantil boppam boo jàngee nag lu mu mën a doon danga ko lijjantil sa bopp. Yaay Ndiaye moom du ma ne sax sama dëkkandoo la ndax dañoo weesu dëkkandoo maa ngi moom sama lépp la bu baax bu am yëpp faale nit moom la
ba pare dellu nekkaat sama jëkkër man ci ki moom daal wax dëgg si yàlla bari naa ci moom jàmm xam ci moom yëg nit xam nga ko moom man bu doon woote fii yaay sax da ngay defe ne yaayam a fi ne man yaay rek la may wax du jaar ci sax tur wi ñu ne yaay say sax day wax rek yaay bu yaayam ñëwoon buy woote damay xoole yaayam di xoole waaw kenn ku ne defe ni sa morom lay woo. waaw maa nekkoon marraine bi waaye buñ ma ko tuddee damaa kontaan lool sama xol sedd maa ngi nii siiw sax programme bi ñëw ba ma teewe maa ngi ñaan yàlla may wax programme bi rek yàlla bu ñu fi yàlla amal benn tolof dañ dem ci ak jàmm te sama mbokk yi tim ñëpp a ci kontaan waa dëkk bi ñëpp a ci kontaan ñi ma doon àndal tim noonu ba ñëwee coow li dafa mel ne ñi ngi kontaan bég bay bëgg a dee te waxuma la dara waaye ñi ci àll bi sama famille yi ñi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi dama dégg mel na comme ñoom Moussa Ndiaye ak ñoom Cheikh Fall ak sama nijaay ñoom Sayer ñoom ñëpp a ci kontaan kenn ku day woote di ñaan ñoom dañ ko bëggoon a teewe ñoom moom dañ ko bëggoon a teewe xam naa ne bu fekkoon ne péttewul woon noonu da ngeen fa gis meneen mbooloo mu dul mbooloom lëmm mooy kontaante bu mag a mag lañ ci am ndax su demee mel na ni représenté na lëm di jéem xaaral sa ma dëgg si yàlla kontaan nañ ci lool nag moom li mu def keroog mos bu ngeen ma xooloon xam ne kontaan naa lool ñi ma àndoon noonu ñi ma àndoon dañu kontaan gisoo sama papa joo doon wax Tay Abbas kooku sama papa la moom it da gis ngeen ko dafa bég moom da cee bég lool sax moom bañ déggee ci biir mbooloo mi ñu ne man lañ ko ndayle rek dafa commencé di ree ñoom ñëpp dañoo commencé di ree ak ñama fa xam ci ndaye bi ñëpp kenn ku ne dima tàllal loxo waaye nag waa dëkk bi jàppale nañ ko bu baax gis nga ko ñoo def seen oto ba mu tuuti man sax dafa ne woon dangay def man ko yow kay loolu moom mënoo koo am ndax xam naa man moom sama dem amatul solo dem ci mel noonu moom léegi yéen a ngi dem xanaa yéen a ngi dem ci mel noonu waaye man sax dem yóbbatuma léegi ndax damaa yóbbu waaye ñëpp a ci kontaan. Il ne sert à rien de puiser vos contenus dans des manuels alors que votre parrain ou votre marraine durant toute leur vie déroule et continue à dérouler toutes les vertus qui ont fait d'eux des références. Le Sénégal, notre chère patrie, a besoin de telles références car par les temps qui courent, cela se fait rare. I am somebody. I was somebody when I came. I will be a better somebody when I leave. I am powerful. I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do. People to impress. Places to go. I am proud. I am somebody. I was somebody when I came. I will be a better somebody when I leave. I am powerful. I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do. People to impress. Places to go. I am proud. jàng il faut nga nangu ca sonn nangu ca muñ xiif
nangu ci wéetaange su loolu amulee yaakaar naa njàng du mën a sotti njàng mënut a ànd ak nga nekk ci lu neex ca moytu yi nga xam ne mooy jamono yi ñu xew léegi bëgg a nekk ci télé yi bëgg a nekk ci appareil yi loolu mënut a ànd ak njàng ñi ngi leen di ñaax bu baax a baax élèves yi ñi ngi ñaax itam parents yi ñu góorgóorlu ci élèves yi pour que léegi ñu surveiller leen li ñu war a surveiller pour que ñu mën a topp seen njàng ñi ngi am contenté bu baax monsieur le maire nag wax dëgg yàlla teewaayam moom la bëggoon fii ba mu ko mënulee après ñu yebal donte nag xëy na sax ñun liñ ci bëggoon mun ñu ko am waaye nag am nañ mbégte ànd koog yéen parce que ñun ñoo ko bokk fi doon dëkk ci dëkk bi suñu sañoon itam lépp luy doxal dëkk bi ñoo ngi ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu ñëpp di leen siyaare di leen balaax bu baax a baax. Dear parents, dear teachers, dear guests, dear students, good morning and welcome. My name is Malik Wete. I am the president of Nabi High School English Club. Well, they told me I must speak, but I can't find the right words to express what I feel. But let me just to find my pride and pleasure of being here today. Today is very special because we are celebrating some of our best students. Such want to understand the value and importance of study and work hard to achieve their dreams. xale yu ci bëri dañuy jàng ba seen jàng kawe ñu bàyyi ko di jàng ñaw wala ñuy taxawaalu ci mbedd yi ca loolu ñaar rek wala ñett moo koy waral benn mooy xale bi moo bëggul a jàng xale bi bëgg jàng nag ba toll fu kawe na gën a bëgg lim bëgg ndax mënoo am xam-xam ca yàggoo fi alaa laa tanaalu l-ilma illaa bi sittatin sa unbiika an majmuu'ihaa bi bayaanin irsun wa sakaa'un wa istibaarun wa bulxatun wa irsaadul ustaasi wa tuula samaani. Je remercie le principal M. Ndiaye et l'ensemble du personnel administratif et enseignant pour leur engagement et dévouement. Chers professeurs, un tel dévouement me rappelle les mots de Mariama Ba, lesquels vous qualifient comme une. Armée toujours en marche, toujours vigilant, armée sans tambour, en uniforme 18 pièces, et en vis prendre partout le drapeau du savoir et de la vertu. Aux parents, ainsi qu'aux autorités étatiques, je suis tendez-moi la main. Ainsi, nous vous demandons de mieux nous soutenir dans les études, en construisant les salles de classe, le mur de la clôture, sans oublier les toilettes. Car comme vous le remarquez, la construction de notre établissement reste inachevée. waaw sëñ Modou ñu ngi lay nuyu waaw fii ci Mbëlëxeen daal benn xale bu jigéen bu ñu jàppoon dóor ko ba mu bëgg a dee xale bi daal dañ koo dóor ba mu mel ne ruy xale bu jigéen moom lu mu def waaw xale bu jigéen daal ba mu ne cërëb seen buntu kër rek waaw ay xale yu ndaw topp ko naan daw leen dana ko rey mbëtt daw leen jàpp ko dóor ko yaram mi nooy. moom lu tax ñu dóor ko mbëtt moom nit ñi nga jaawale mbëtt. ndaw si daal ba nee na ñetti at a ngi nii muy xeexal. ba xale yi góor yi. waaw mbëtt lañ ko jaawale wuy daw leen mbëtt. ana mbëtt ma non ma nga ne. dawal dem damaa jaawale ndaw si la. waaw xam naa da ngay teg foofu sa baaraam ñu ngi ñëwaat si yow. allo. waaw réseau bi la taxawoon ñu ñëw. taxawoon ñu ñëw. pourtant si ngom laa yee nii de. man tàngal laa yee. yaa ñàkk fula. yow yaa ma gën a ñàkk fula si ngom mi ngi koy yee. yaa ñàkk fay. waaw kon dañuy jox seen Paate Badiane. seen Paate Badiane ma nga foofu Mbour Moukhène. waaw seen Paate lan moo xew foofu si Mbour Moukhène. waaw sëñ Modou Khoule ñu ngi lay siyaar de. waaw lu ngeen di xuloo ko. kii de moom wax ay si ngom la yee si ngom. ay si ñàkk fayda boo bëgg a dee. yéen si ngom ngeen yee man tamaree laa yee woon. tamaree ngay. yow si moom tamaree weex na de. moo dàq yëpp benn doctorat ñam rek. waaw. xam naa yaa ngi taxam bu kon fi mu toll nii. waaw kon Sine Paate Badiane nag ñuy wax foofu li xew si mbëllat ñu Mbour Moukhène. mu xam lu mu xew. Mbour Moukhène bii de moom lu garaaw a xew. loolu lu mu doon si. fii moom lu garaaw lu doy waar moo fa xew. yow kii moom. daal tey benn waay bu mel ni monsieur Dione bu séenee tool lu ko neex. moo fi def lu gën di. waaye moom xanaa garaaw na. garaaw na moom. waaye lu mu def. waa ji daal moom. waaw. ay xale ñoo fi naroon a lap fii moo leen mujj dimbali. gone yi moom nawet bi kañ la am géej wala dex bañ fay lap. non poos la. poos waaw. loolu moom moom yow li yéeme na de. non benn poos yi xam nga poos yi dañoo sopp quoi nekk si mbedd yi football. waaw. si la poos bi ball rek gars yi ñoom ñuy lii mais waa ji leen doon sauvé jot naa mos ci poos bi.
waaw moom waa ji xam naa kon moom kii na de waaw kii na moom ma ngay tax xam te bu yéen da ngeen naan ay tàngale gi si ngoma gi tamare moom ma nga ci poste la ilaha illallah oh my god tamare. Les élèves et étudiants ressortissants de Nayobe, ils ont donné des prix pour les 3 premiers, je pense, de chaque classe, s'il n'y a pas de changement. Donc, monsieur Maodo, bien, vous venez. Nous sommes suñu papa al imam Baye As, ñu ngi nuyu Baye Omar ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog yëpp. ñun ñooy amicale des élèves étudiants de Nayobe ndax xale yi ñun dañu ñëw pour jàppale leen ndax am na ci xale yi ñoo xam ne bu dee ne dama jël sama wàllu bopp mën naa jàppale samay rakk ndax man maa leen raw man maa leen jiitu ci jàng bi mais am na ci ay xale yoo xam ne amuñu ku leen jàppale léegi ñu ne comme que noonu la demee ñun tamit nan créer benn mouvement ñu koy wax AMEN muy amicale des élèves étudiants de Nayobe li ko tax a jóg mooy jàppale xale yi. boo xoolee journée bi li ci am solo mooy récompense ñuy def aux meilleurs élèves loolu dafa am ñaari facteur côté yi muy joué premier point bi mooy day permettre ñeneen ñi ñu gën a bëgg jàng gën a indi concurrence ci classe yi élèves yi ku nekk bëgg a am prix année prochaine loolu dina nekk une motivation beneen côté bi aussi dina permettre ñi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur ñu comprendre importance su jàng pour pouvoir dugg ci seeni doom. ma demee université ba bi ma génnee mosuma jël xale bi gën a xarañ ci école mais bu ma ko amee ci sama école rek ak sama prof am ko ci école bi jaar nañ ko fësal ko wane ko donc macha allah xale bu yaru la xale bu am kilifa la bu bëgg jàng. gën a góorgóorlu bu baax ndax ñuy joxe loo xam ne lii ku gën a jàmbaar moo koy am nga am ci mu loolu ndam lu rëy la. li ma leen di njëkk a wax daal mooy yar nit moom bu amulee yar rek amul dara. waa élèves yi moom première bi télé bi nañ koy moytu bu baax ak portable bi. kenn ku ne nag na nga doon góorgóorlu ci loo doon def ci lu baax rek. te xale yi ñu gis nag am nañ ci ñoom yaakaar yoo xamante ne si tey jii buñ leen encadré accompagner leen ragal naa ne ay kilifa mën na fi jóge daal. moytu portable ak téléphone moom mooy première. surtout xale moo ci rek mag sax bu amulee yar la leen xotti ci courant waxuma la xale dafa war a am yar boo amee yar amit teggin yam fi mu war a yam lu mu bëgg dana am. bëgg nañ fépp fu taxaw rek war nañu ba teg fa tànk. ku nekk nag la ko bëgg la sa morom nekk na ku ne góorgóorlu rek. ñun li ñu suñu wàllu wéy na jànguñu woon li nga xamante ne si pertoon nañ ko ci pour mu amal ñu avantage njàng ci suñu ndaw ñi la suñu rakk yi kon nag normalement war nañ ci mën a def suñu kéemtu lay kàttan. élèves yi ñuy teel a maye ñu sëy moom
loolu moom man d'accord ma ci quoi. te ñun parents yi tamit am nañ si part de responsabilité parce que war nañuy gëstu ci suñuy doom bu baax ci école bi te di leen gën a ñaax di wax ak enseignant yi lan moo la ban feebar moo nekk suñuy xale pour ñu diñ ko wax bañ buñ ñëwee di ci gën a ñaax suñuy doom. nañ leen di jàppale bu baax a baax buñ dee laaj cotisation nañ leen jox bu fekkee dangaa yoragut nga def ndànk ba fexe ba jox leen jàppale leen ci njàng ma bu baax a baax. nañu gën a ñaax nit ñi ñu gën jàpp ci njàng parce que jamono léegi ji moom njàng rek moo fi dox ku jàngul bokkoo waaw ku jàngul bokkoo kon nag nañu gën a jàppale suñu xale yi dañ leen a encadré gën a jàpp ci collège bi maa ngi woo sama mbokki association yi ñu gën a taxaw ci collège bi di woo tamit de responsable yi nga xamante ne si ñu ngi fii kenn ku ne la nga mën a jàpp ñu ngi la koy ñaan nga jàpp ci incha allah du ñu yem tamit ci wax ko nii ñu dégg ko rek incha allah danañ jóg tamit dox ak suñu tànk xool képp koo xamante ne si am nga volonté bi rek te pare nga pour jàpp ci incha allah tamit pare nañ ubbi nañ buntu yëpp ñi ngi ci woo ñëpp tamit pour ñu ñëw gën a jàpp ci njàngu xale yi. li may wax tout un Sénégalais surtout li may wax tout un parent d'élève mooy remercier la marraine Ndiata Ndiaye bu Lamdu remercier Madi Kenya parrain wu journée bi remercier Mor Wade parrain football bi madame Kane marraine athlétisme bi ak madame Fatimata Ka marraine coupé bi donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen wax aussi que jàpp nañ ci ñu ngi leen di remercier bu baax et leur famille ñu leen fa représenté ak ñëpp ak képp koo xam ne bëggoon na ñëw wala ñëw na ci jour bi à travers aussi un message aux parents d'élèves aux élèves. Si vous pensez que l'éducation est chère, essayez l'ignorance et que am na keneen beneen borom xam-xam chinois yi dañ ne bu chinois bu ne aussi par exemple boo bëggee yàq ab dëkk jarul nga koy bombarder da ngay yàq njàng mi rek buñ demee ba ci kanam dootoo am ay nit ñoo xam ne am nañ xam-xam ay bandi ay woyu ngay am yuy yàq dëkk bu boobaa da ngay réussir sa guerre donc loolu dafay junj ni pour sa dëkk développer sa dëkk réussir soo sàmmee njàng mi sàmm njàngale mi bu baax aussi sa dëkk dina émerger dina développer loolu moo waral suñu coono yëpp donc ñun bu dégg bëccëg ñu ngi sonn erreur moom du ñàkk loolu dina dal bépp être humain mais li ci gën a am solo mooy def à chaque fois l'autre doon wax quand la grandeur de l'homme ça n'est pas de ne pas tomber mais c'est après d'être tombé d'être capable de se relever et d'avancer et nous allons avancer à pas merveilleux inchallah je vous remercie bien.